am lu mu ci amoon ci taxawaay ci sàmm ak défendre del bu ñuul ba wax ni xam-xam ak mën-mën yàlla du ko calqué ci der bu weex wala der bu ñuul. Cheikh sëñ Alaaji Malick Sy am lu mu ci taxawaay boo xam ne tey moo andi relation yu am solo ñu am ak réew yu mel ni Maroc wala Algérie kon suñuy njiitu diine dañ ñoo devancer trop ci seen gis-gis ci diplomatie waaye it ci ouverture kon def na lu rëy te xaarul Sarkozy sant ko wala Macron wala keneen koo xam ne ay intérêt bokkul ak suñu intérêt. mbokk yi dañuy sant yàlla bi mu ñu mayee daje gi su ma nee daje gi nag du conférence de presse bi waaye daje ñaari kuréel yi dañ ciy sant yàlla ndax rattrapage rek lu ñu amoon yéene la ci élection locale dox ci ba mu sotti daanaka seytaane daat ciy dugg ñu dem ci élection yi teewul yàlla kenn ku ne ci ñun am na lu mu ko ci may ndax kenn demul ci élection yi jógee ci ñu ne kii ridicule na ci élection yi waaye ñu jàngat ci li ñu ci jàngat ba jàpp ni nag bu dee rek askan wee ñu ñor mënatuñu permettre suñu bopp bañ a daje autour de l'essentiel ndax réew mi nag fi mu toll ñëpp xam nañ ko ñoo ngi wax ci santé ñuy apporter wu suñu soutien moral au personnel de la santé tekkiwul ni léeg-léeg faute mënul am waaye ñëpp xam nañ ni condition yi ñu teg nit ñi yi ñuy liggéeyee lu ci ëpp mooy andi njaaxum yi ñuy dund nii ndax suñu nee ay problème mu électricité am na ay problème mu branchement am na loolu soo ko buggee tuumaal parce que su dara amee nguur gi day affolé bëgg kut ko kut benn bouc émissaire foo mu am kuñ ko sippali jamono jooju ñu waroon investir ci fa ñu war a investir ñu bàyyi ko fi dem lépp ay milliards yi milliards pour tabax ay stade ay arène ak yeneen loolu moo ñuy dabaat nii ndax balaa nga naan naam ne fa da ngay faju ba noppi wér ci sa yaram daa di jàngal nit ñi wér ci sa xel loolu mooy développer réew loolu moo war a nekk priorité cim réew donc éducation bi gis nañ fi mu nekk moom it te ñu ngay jël engagement yoo xam ne ñoom leer na leen ni mënuñu koo tenir waaye xam nga fin de mandat nit dina jaaxle boo xam ne fu ne lay jaare jàpp ni mun na tax mu sotti gis nañ li xew ci li sénégalais di dund ci coût de la vie tey lu doon jar juróomi at ci gannaaw fukk tey mi ngi jar juróom fukk sénégalais yi sonn nañ ba fu sonn yem te li gën a métti ci lii nag mooy cuune gi ñu cuune dañuy bàyyi ba mbir mi dem ba sës ñuy doog a wax ni lii la ñu war a def tey ñi ngi wax ni dañoo war a jàngat ci crise bi am ci Ukraine ba fexe ba am créer suñu autonomie loolu 12 ans xaw ma moom mi ngi fi 10 ans mi ngi fi kañ la ñu diggoon autosuffisance alimentaire autosuffisance en riz 2017 la ñu waxoon tey ñu ngi 2022 lañ doon jéggaani ci ceeb moom la ñuy jéggaani ba léegi jàpp ni nag sénégalais yi fàtte nañu loolu bi pandémie bi excès amuñu woon sax benn centre boo xam ne mun na accueillir ay nit ñu isolé leen ñu ne waaw crise bi dañ cee war a jàngat ba defaraat suñu système sanitaire ba ñu génnee ci crise bi la ñu fàtte loolu lekk nañu 1000 milliards yi séddoo ko fa la affaire bi yem saa su dara xewee tey jii ak guerre bi am Ukraine ñëpp xam nañ impact bi muy am ci produit yëpp ñu naan lii dañ cee war a jàngat ba développer suñu agriculture développer suñu industrie moom daal su situation amee ba fitna taxaw rek lay fàttaliku ni lii waroon nañ koo def gis nañ tam ni am na luñ ñu bëgg a imposer te ñëpp teg ci seen bët muy ngóor jigéen muy musiba boo xam ne yàlla alag na ci ay peuple entier waaye ñun ñii toog fii ñëpp bu doon ngóor jigéen mooy dox dëgg-dëgg kenn ñun du fi ne loolu dafa àndul ak lu xel mun a nangu ña ko def seen société ba gis limites yi tey ñoom ñëpp ña ngay màgget te kenn bëggatul am doom ñu ne kon nañ leen nax ñoom ba imposer leen ko benn mooy nañu bàyyi jur ñaar nañu fexe ba ñëpp nekk góor jigéen
loolu nag dama bëgg mu leer ci bopp sénégalais yi. Macky Sall dafay porter agenda góor jigéen te li ko firndeel mooy déposer loi assemblée nga ne kenn du ko fi voté loolu kay amul leen luñ ci lam-laame. loolu lay défendre loolu lay porter moo tax bi muy wax dafa ne notre société n'est pas encore prête ça veut dire que il faut ñu préparer ko ba bis bu paree nag dinañu am ay défilé góor jigéen fii ay gay parade ak yeneen ak yeneen loolu mooy programme Macky Sall. ñu ne donc inondation ñu ngi koy commencé waat tudd te nee nañu def nañ ci ay milliards yu ñu suul tey ragal nañu at wi ak li ci météo annoncé ci taw bi fi mu war a toll ñëpp a ngi ragal keroog xaw naa ci wiis rek gis ngeen tey bañ a seen nit ñaa ngi ci biir ndox mi kon réew mi foo laal mi ngi métti ñu wax nag ni moom dafa amoon objectif waaye liir naa ci interview bi mu mujjee joxe ci ay mbokkam parce que yéen du ngeen mbokkam moom mu neen ko am ci moom waaye li mu wax ci interview bi dafa ne dans un pays dans une démocratie il faut une opposition forte l'essentiel mooy na exprimer dans le cadre de la République kon jóge na ci réduire l'opposition à sa plus simple expression ba nangu léegi ni opposition bu forte am na Sénégal loolu benn la waaye loolu introduction la opposition boobu nag nga xam ne mooy opposition bu forte bi moo nekk tey seen kanam yéen di waxtaan ak yéen ñu ne ñëw nañu pour ànd dañuy waxtaan wax dëgg rek ànd bi yombutoon ndax suñu nee ñun ñii ñëpp ñoo bokk gis-gis à 100% ñoo bokk yëg-yëg à 100% ñoo bokk ay objectif à 100% bu boobaa dañoo wax lu amut loolu bu ñu ko waxee rek wax nañ lu amut ànd bi ay acteurs politiques ñoo ko ànd biir coalition bu ne nag kenn ku ne am nga sa gis-gis ak sa ambition waxuma laa ay coalition bu ñu dajee parce que léeg-léeg Sénégalais dañuy interpeller ci loolu waaye bu dee dañoo ànd ak loolu yëpp ñu gis ni am nañu ay gis-gis yu bokkul am nañu ay personnalités yu bokkul am nañu ay programme yu bokkul am nañu sax ay agenda yoo xam ne mun na bañ a bokk waaye ànd ak loolu yëpp ñu ne tey dañuy ànd kon nañu xam ni sacrifice lañu def pour Sénégal parce que réew day am fu mu toll dafay laaj nga def sacrifice ñun ñii ñëpp nag sacrifice lañu def pour Sénégal parce que objectif bi ñu tax a jóg moo ëpp solo suñuy personne ñun li ñu tax a jóg mooy question bi ñuy laaj sénégalais bu ne ndax pare nañu pour bàyyiwaat Macky Sall mu toog fi ay ati at waxuma la juróomi at de ndax moom mandat à vie lay viser ndax pare nañu pour bàyyi fi Macky Sall mu toogaat fi ay ati at wala est-ce que sénégalais doyal nañu sëkk nag ci Macky Sall nga xam ne foo laal échec la ñu jëlee ko fi ci anam yu gën a rafet parce que lii muy def nii la chance d'arriver à une alternance démocratique et pacifique la fi bëgg a jëlee moo tax ñiy wax waxu fitna nañu wax fan la fitna bi jóge dama ne président Senghor nekk na fi 20 ans bi mu commencé def ouverture démocratique musul tere kenn mu nekk candidat te xam na ni Abdoulaye Wade menace la woon ci moom Abdou Diouf nekk na fi 20 ans xam na ni menace am bi gën a rëy mi ngi woon ci PDS musul tere Abdoulaye Wade nekk candidat bu ñu amaan problème sax ba ñu jàpp Abdoulaye Wade balaa élection nañ ko bàyyi mu nekk candidat Abdoulaye Wade nekk na fi 12 ans 2007 ñëpp ñi ngi doon wax ni Idrissa Seck menace la te mu amoon fu mu ko jàppe waaye bàyyi na ko balaa élection mu génn candidaté dem nekk deuxième ci menn Macky Sall la ñu mës a gis Sénégal président egsi ne adversaire du am ci réew mi ba tax mu def li mu def Khalifa Babacar Sall ba tax mu def li mu def Karim Wade foog ni nag loolu mën na ko wëyale loolu la ñu ne fitna gi foofu la jóge te suñu bëggee seet fitna dëgg ku bëgg a àtte da ngay seet ki tooñ nga jàpp ci loxo bi mais Sénégal am na ñoo xam ne jàpp nañ ni ki yor nguur lu ko neex rek mën na koo def
peut-être conception bi ñu am ci buur bu njëkk ba ñun nekkatuñu ci nguur nekkatuñu ci royaume, ñun dañoo nekk ci république et c'est le citoyen qui décide. Est-ce que c'est trop demandé qu'on organise des élections libres, démocratiques, transparentes avec tous les candidats qui doivent candidater et que les Sénégalais choisissent ku leen ci doy? Loolu c'est trop demandé dans un pays. Laajuñu lu dul lool de. Jamono jii Khalifa Ababacar Sall mi dafa waroon nekk ci liste bi, Karim Meïssa Wade dafa waroon nekk ci liste, mais menn Macky Sall moo ne ñii duñu nekk ci liste. Est-ce que loolu mën na wéy ba 2024? mbër dëgg da ngay ñeme li ngay def, mooy adversaire ak nu mu munti toll yow wóolu nga sa bopp, wóolu nga sa doole, nañu ñaan rek compétition bi jaar yoon, arbitre bi doxal règlement. Loolu rek la ñu soxla. lii fi toog nag laajuñu lu weesu loolu. moo tax ma ne gannaaw gis ni nag mu nañu ni bokkuñu lépp, ndax suñu bokkoon lépp ñooy bokk parti politique, mais bokkuñu lépp, mais coalition même dans les plus grandes démocraties dafay am. nit ñi jàmbaar lañu de. écologistes yi dañuy ànd ak socialistes yi, ànd ak nu mu tudd communistes yi, libéraux yi ànd ak ñeneen loolu mooy àdduna. waaye nag ànd bi am na lu ñu waxul ci discours yi jiitu, mooy laluñu ko rek ci Macky na fi jóge de. moo tax dinañ leen présenter ci fan yi un programme minimal commun, parce que suñuy ànd dañuy ànd ci kaw programme. jóguñu rek ne dañuy ànd nii na fi Macky jóge loolu rek moo ñu intéressé, déedéet. ci assemblée nationale la ñu toll, dinañ leen présenter programme minimal commun boo xam ne wàllu ak Yewwi ñoo koy bokk, ne lii la ñu bëgg a def ci assemblée nationale bi. loolu tam ñu dalal xelu sénégalais yi. objectif bi mooy ñu jël majorité, parce que man nekk naa député pendant 5 ans yi weesu, ñeneen nekk nañ fi député, xam nañ ni député boo yorul majorité yow ak ñàkk député yéen a yem ci assemblée nationale bi. nit ñi jàmbaar lañu de, gis ngeen ñi nekk minorité assemblée nationale jàmbaar lañu. da ngay dem commission, xam nga suñu demee sax plénière caméra yaa ngi fi, Cheikh Sëñ Abdou xam na li ma wax, mais commission amul caméra amul dara, fa la ñuy jóg dinañ la saaga, li ma bañ a tudd, dinañ def lu ne, boo fa tàngee xol di nga fa xeex. commission même chose, te mu leer la ni la ngay discuter yow yaa ngi wax ba sa put bi wow, waaye ngoon si balaa ñuy jóge foofu di nga gis député bu nelaw ba ñu ne wote, gars yi yee ko ne ko wote jot na, mu ne oui wote naa. su dee sénégalais yi boobu assemblée la ñu bëgg mu wëy, nañu joxaat Macky Sall majorité. waaye bu dee dañu bëgg assemblée buy jouer rôle am, assemblée buy def contrôle de l'action du gouvernement, luubal gi bëri na ci réew mi, càcc gi bëri na. suñu pétrole ak suñu gaz du tey lañ ko jaay de, xanaa kay dañuy feddali. waaye bi mu àndeek rakkam ànd ak bandi boobu ñuy wax Frank Timis, ma bind ci ab téere daa di jaay gaz bi, parce que gaz bi moo ëpp solo pétrole téeméeri junni yoon. richesse bi tey ci gaz bi la. président allemand mën naa mës nañ fi ñëw de, mais man maa ngi doog a fàttaliku fu ñu ne président allemand ñëw na fi, peut-être daan na am, waaye gëj na. li ko andi mooy guerre bi am, te Russie tey imposé leen loo xam ne leen nag sama gaz naa leen ko jaay ci ni ma neexee, ci prix bu ma neexee, te da ngeen may fay en rouble, dootu ma nangu ngeen fay ma en euro. loolu mooy coow li. moo tax gazu Dakar Sénégal gii tey occidentaux yi seen bakkan lañ ci teg. bu ñu amee nag président boo xam ne luñ ko wax mu ne wiiw, nañu xam ni duñu gis dara ci suñu gaz bi. ña ngay préparer oléoduc boo xam ne day démarrer Ndakaaru, day démarrer suñu ci fële Tortue, gisement Tortue bi, dem ba Europe. fii ngay toog Ndakaaru ñu naan la am nga gaz te doo ci gis dara, li xew Congo xew feneen ak feneen. loolu la ñuy waajal. kon su dee bëgg nañu xam li xew ci réew mi, luubal suñu ressources naturelles yi, luubal suñu kopparu réew mi, surfacturer marché public yi, lu ne xew na ci réew mi. bu dee sénégalais yi bëgg nañ li xew ci réew mi dëgg en termes de contrôle de l'action du gouvernement, nañu jox coalition bi la majorité. 6 mois lañ leen may, 6 mois di ngeen gis, du ngeen dégg wala di ngeen gis lu leen jommal yéen ñëpp. bu dee it bëgg nañu ñu voté ay loi yoo xam ne méngoo nag li réew mi soxla, parce que député ñett mooy rôle am: contrôler l'action du gouvernement, voter les lois et la fonction de représentation, mooy xool li xew ci dëkk bi te du yoon
boo demee assemblée nationale nga défendre ko fa bu dee loolu la ñu bëgg ci député man de député woon la defe naa taxaw naa ci assemblée lu Sénégal yëpp teg seen bët Mamadou Lamine Diallo mii député la ñëpp teg nañ seen bët li mu def Cheikh Abdou Bara Dolly même chose keneen ak keneen ci ñëpp ñu nekkoon député opposition nag nañ ma libal benn député pouvoir boo xam ne mun nañ ne ràññee nañu taxawaayam assemblée nationale bañ nañ bu session bu amee la ñuy jàllale lépp mooy intervention opposition doo fa gis ñu jàllale intervention waa pouvoir bi loolu nag occasion la am nañ ko buñ ko sàggane ci fan yi di ñëw it dinañu démarrer benn tournée préélectorale parce que élection dañ koy préparer dinañu fexe ba am plateforme bu ñu bokk te mooy wax ni nag man de la ma fas yéene mooy ubbi tournée préélectorale boobu fële ci Fuuta ndax ki yaakaaroon ni titre foncier la fa am bi mu demee ba jaaxle fexe na ba suñu liste ñu compétirul foofu Sénégal kenn moomul kenn moomul fépp fenn te ñëpp lot waa Fuuta ñoo gën a sonn kuy sonn tey nett ko bandum bi gisuñu ci dara lu dul ay dige foofu lañ koy commencé ndax am nañu yéene ci ñoom nag la ca des nag mooy fañ jëm dinaa ci wax ñaar ba ñett fa lay daanele bu ci njëkk mooy di araftu préfet de Dakar ni ñu araftuwee waa DGE l'autre jour parce que dafa jot gis nga lu nit defati dañ koy wax ne moom moo ko def te tudd ko ba pare tiiñal ko ba askan wi xam parce que da ngay gis benn waay boo xam ne bureau lay toog taal climatiseur am di def loo xam ne mun na andi ci réew mu fitna boo xam ne lu ne xaj na ci loolu moo fi war a jeex fonctionnaires yi nañu delloo seen xel man j'ai été fonctionnaire et j'ai toujours refusé d'appliquer un ordre manifestement illégal parce que loolu droit administratif la ñene DGE ñu sant leen ñu leen sant ñu xam ni lii du yoon ñu def ko tey lu am ci problème ci fitna ci réew mi ñoom ñett ñooñu la ñu ko def ak seen ministron bi ko def bi leen ko sant loolu il faut mu jeex ci réew mi tey waroon nañu def suñu manifestation ñoom bañal nañ ñu ko ne am na ñeneen ñu fa déposé saax dama yebal ndaw ne ko dem leen ngeen xool manifestation bi lii mooy manifestation bi benn camion lañ fa gaare ak benn tente juróomi nit amu fa lii moo tax ñu tere ñu suñu manifestation est-ce que tappale yu mel nii mun nañ ko continuer ci réew mi on a été républicain nag cette fois-ci ñu bëri ci xale yi dañ ne woon dañuy dem par force ñu ne leen déet on a été républicain mais bu soobee yàlla mercredi bii di ñëw gannaaw yàlla mi bind xanaa yàlla wàcce fi benn taw bu fort a fort bu orage waaye bu dul loolu gisuma lu ñu mën a tee ma def suñu manifestation bu soobee yàlla loolu it on donne date ñaareel bi mooy wax ak militants yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi fi mu ne nii 31 juillet mooy objectif bi ñun ñëpp on doit être focus sur l'objectif bu ñu dara distraire amuñu jot bu ñuy tontoo ay opposants yoo xam ne xëy suba bu ngoon jot wër plateau yi di wax ci ñun du ngeen mës a gégg ñu wax ci ñoom parce que intéressé wuñu benn adversaire la ñu am mooy Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall taluñu keneen ku jàpp ni nag wër plateau télé yi mbër Yewwi Askan Wi nii wàllu naa Ousmane Sonko nii diw naa le 31 juillet bu ñu commencé wàññi la ñuy xam lan mooy loo liggéey politiquement donc militants et sympathisants yi bu leen kenn distraire bu leen tontu kenn on a qu'un seul objectif c'est prendre l'Assemblée nationale le 31 juillet on a qu'un seul adversaire c'est Benno Bokk Yaakaar leneen lu dul loolu taluñu ko yéeguñu ko ñetteel bi mooy wax nit ñi tam nii investiture fépp la métti mais su ñu defee sacrifice yi yëpp ñu def ñun c'est parce que réew mi la ñu jiital ci lépp moo tax képp ku réew mi ñor quelle que soit say frustration ci investiture yi muy waa Wallu muy waa Yewwi nag ñëpp laa waxal ku bëgg a liggéey réew mi rek loolu rek la tax a jóg bis bu ñu yeggee fi ñu war a yegg kenn ku ne di nga am lu la doy ci liggéey waxuma séddoo gâteau de waaye kenn ku ne
dinañ la jox lu méngoog sa capacité te di nga am lu la doy ci liggéey mais suñu nee 165 députés rek ñëpp ñu sommes des milliers ñëpp mënuñ cee ne kon bu dee dëgg-dëgg réew mi moo ñu ñor te ñëpp d'accord nañ ni Macky Sall lajj na ñëpp remobiliser wu autour de l'essentiel ñu commencer une pré-campagne comment préparer une bonne campagne 31 juillet ñu pare ak Macky Sall ñetteel bi may daanelee mooy la justice de ce pays conseil constitutionnel parce que li nit ñi di laaj nag jaaduwul de c'est-à-dire li dal tey Benno Bokk Yaakaar bu doon dal na beneen coalition tey kenn du wax am na ñu fi éliminé parce que nee nañ seen parrainage matul moom bi parrainage am ëppee ñu ne kenn du ko fi éliminé nga dégg ay nit naan waaw jàmm réew mi mooy nañu fexe ba liste yëpp dem loolu la justice est par terre la justice ne doit pas fonctionner comme ça te président conseil constitutionnel annoncé na la couleur ndax bu ñoom nga xam ne kenn mënul fexe ba ñu wax bu demee ba di def interview dem def ko nag ci seen journal naan ay équilibre rek ay nangam ñun Yewwi Askan Wi on est demandeur d'aucune compromission li ñu wax mooy que le droit soit dit et uniquement le droit et le droit ce qu'il dit c'est que Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection bi faut que loolu mu leer parce que leneen lu ñu def compromission la compromission bi nag bu dee seen diggante la ñoom ak conseil constitutionnel ak ministre de l'intérieur boo xam ne foog na ni moom ñor na muus na ba di def ay manœuvres ne naa def lii ci liste Yewwi Askan Wi bu ko defee mu doon porte de sortie pour le conseil constitutionnel mu ne naa récupérer ñëpp Yewwi Askan Wi n'est demandeur d'aucun compromis à fortiori compromission waxuñoo kenn seetiwuñu kenn recevoir ñu kenn fa ñu toll fa ñu nekkoon la ñu nekk mooy duñu nangu ci réew mi ñu imposer ñu écarter suñu liste lu dul dëgg loolu kenn du ko nangu ci Sénégal waaye li ñu wax mooy on exige du conseil constitutionnel qui applique la loi dans toute sa rigueur et cette loi dit que Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection bi loolu mooy suñu revendication lii la ñu bëggoon tënk ci wax ji di féliciter ñëpp nag sànq bi waa wàllu di introduire dañu wax ni c'est wàllu qui est venu vers Yewwi déedéet dañoo dox daje parce que ñun suñu bopp dañoo amoon yëg-yëg boobu ak yitte boobu waxtaanaat ci ba jox président conférence des leaders jox ko mandat pour mu def les démarches pour jege si waa wàllu ñu toog waxtaan te yàlla def na ko ñu ngi ciy gërëm suñu borom ñu xam wax sénégalais yi ni seen espoir moo tax ñu def lii ñu def di ñaan yàlla mu mottali ko ci ni mu gën a rafetee mooy premier acte bi doon le 31 juillet ñu jëlaat suñu réew ñi war a compétir yëpp compétir sénégalais yi tànn ci seen teefu bakkan seet ku leen doy may daaneel nag di wax ni Macky Sall fii léegi mi ngi ci bopp Sénégal stabilité bi nit ñi bëgg du am parce que Macky Sall nitu fitna la nit la boo xam ne day mat laqatu ci suuf di ëf day yónni ay nit ne leen dem leen saagal ma bu génnee taxaw ne jub ñu naan ay akamoo yaru man nag nit bu mel noonu am na nuñ koy tuddee tant que nag mi ngi ci bopp réew mi démocratie Sénégal dina sooxe fitna dina fi bëri jàmm dina fi néew kon loolu mooy combat bi ñu bokk ñun ñëpp di woo Sénégalais yëpp le mercredi 8 mai dañu bëgg mu doon rassemblement boo xam ne ci analu Sénégal le 8 juin ci analu Sénégal rassemblement bu ni mel kenn mësu koo gis ci ay nit yu teew xam nañ ñu bëre ngi doon wàcc ci région yi di duy ay car ñu yégal leen ni bu tey bi dañoo bëggoon a respecter suñu digganteeg li nga xam ne mooy yoon moo tax defuñu ko waaye bu mercredi mooy dàq bu soobee yàlla jox nañu encore un peu plus de temps de préparation nous voulons des milliers des dizaines et des dizaines de milliers de Sénégalais à la place de l'Obélisque. Je vous remercie. Merci président Ousmane Sonko. Donc